Yeah. Deja on the track. Bismillah, ñu gaay. Yeah, asalaamaaleykum. Bismillah. maa ngi nuyu àdduna bi di nuyu Sénégal. di nuyu ñi nga xamante ne ni ñoo bokk ñun dëkk bi ñu jóge muy Kaolack. Waa Kaolack nga quoi. Yeah, waa Kaolack. Waa Kaolack gars yi ñu maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu tamit seen teewaay fii nii parce que lii nii yombul. ñoo xamante ne ni mooy loolu amoon nañ yeneen préoccupation dañ ko bàyyi pour ñëw fekkee bis bi quoi. Yeah, maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp. Ok. Non, 2018. Nan nga jot def. Mën na ñëw rek xëy rek ñëw ci final bi. Non. Yombul. Non, xëyuma rek ñëwee. maa ngi woon si kaw affaire yi bu baax a baax. Dafa am projet bu ngeen préparé en compétition bi wala. Ñun ñu ngi suñu studio ñu ngi enregistré. Ay au niveau de Kaolack. Nu mu tudd. Zik Buzz Music. Ok. Sa studio la yow. Non, du suñu studio. Label bi quoi. Label la quoi. Ok. Am na yeneen artistes yu fi nekk. Waaw. Comme kan. bëri na esprit Zik Buzz bi ñoo bokk même label. Yéen a bokk même label. Yeah. Yéen a ngi leen di gars yi. di match amical la doon. di match amical la am na solo. mais kon yow ñëw ko gagné yow da nga ñëw rek pour liggéey wala affaire gars yi wala. gagné. hésité. yow ñëw ko gagné. pour gagné bu baax. am na solo. maa ne ko loxo ministre beneen frère bi esprit BMF jël mic bi may ko mu toog comme ça mu expliqué fii moom rapide la fii sax ma toog la waaw. ayca bismillah esprit salaamaaleykum. waaleykum salaam. ayca bismillah nuyu gars yi. maa ngi bëggee ñëpp di nuyu képp koo xamee ne teew nga fi. man la esprit BMF from Bàyyi ko mu free. Bàyyi ko mu free. Bàyyi ko mu free. waaw mooy BMF BMF you know. nekk si label Zik Buzz à Kaolack tu vois. Commencé def sama carrière solo depuis 2016. 2017 ma dem participer Flow Up. Finaliste Flow Up la 2017 2018 successif di dem. donc après ma ne pourquoi pas ma focus si sama mixtape maa ngi waajal benn projet bu war a génne incha allah bientôt. Et voilà quoi après ma gis compét bi ma gis ne c'est intéressant. ñu participer si boobu ba léegi ñu nekk fi di xendal ba fii nii. puis voilà quoi ñu ñëw pour def final bi jël ndam. ñëw pour gagner. jërëjëf esprit. mat noo gisee affaire yi. Mr Ouz Zik Buzz préparation premier passage. ayca bismillah. coup de technique. waaw. loolu moo nekkoon nuyoo bi waaw bi may nuyoo moom méttiwul. ayca bu ñu jógee ci loolu dañu jox leen thème. ku nekk jël bismillah Ouz jege si. dafa mel ni ñoom dañu am seen thème bopp wala ñu jox leen thème wala boog affaire nan lay demee. thème la. da ngeen am thème ba pare. ban thème la. non thème bi son bi si mu ngi parle comme jeune boo xamante ne nii dafa jël léppam jox ko musique quoi. ok ndax jeune boobu noonu après ndax li taxoon mu bàyyi ay jàngam bàyyi léppam pour musique bi ndax musique bi dina ko delloo loolu quoi. ayca loolu la ñuy wax si son bi quoi. dégg nga thème bi. leer na sama gars yi thème bi leer na. yow foo ma toppee may ma sama jàmm yaa bëggoon tardel sama life yëpp yàq sama jàng léegi lan la lu tax nga di sonn ci man falee ma yenn bi ndax di sonn ci man bëggoon ma taf sa bopp yow réussite nga ma garantil indil ma àndandoor yu bees yaa xal ma vie tranquille jox la sama temps yëpp li gën a seer si man nga jël léegi raar naa samay am di jàmm bi laa yaamal la jël munoon nga ma bàyyi si li ma nekkoon man ko doon am dam la rejeté ba son yow dangaa ñàkk jom am ne ba ma wéeru si yow ni ngay yéegalee ngay wàccee fi mu ne dama réer léegi wax ma na laay ñëwaatee dund bu dee gën xamoo li ngay café ins bi bañ ñu teg la toor bi kese tax may xëy di ñafe kere yel nga ma ay noon fi ma daan naane café xoolal gisanteex ki ma gënoon bëgg sax daf may jafe beewloo nga ma jay ma mbedd nga ma jaay man léegi lu ma cee mën waa si lu ma dugg cey mën bu dee dëgg la demal ma dem li ma ji naa ko góo bi aw ma jotu bëggante kenn bu dul studio bi xale yëkki xaja guddi ngay liggéey soraale ma dullu ma tey doñoom te duñ ma sa donjoo sa parole di ma dugg tullu ma tey
dëgg la war nga ma tey kay dam la lebal te digga ma fay si kaw seeni nga doon taxaw naa néba ma dee mais gis naa ne dundu ma tey maa doon feesal sa kopp yoon bi leer nañ li ngay xeef dindil li nee sa bopp xoolaat bu baax li ngay def maa la def li nga doon yow bul ma sonal jugal fii budul woon ak man kenn du la delloo njukkal fii moo yow yaa gaaw a fàtte paabeeg maire bi danga leen tiitaloon man may ki la delloo si waat ba tey ñu lay tiitaroo jamais ma bàyyi la nga dem ki doon làmbatu làmbana sudul man tus du baax yow soo déggee dama laamana ay jë Mr Mat yëpp loo gis affaire yi affaire bi nice am na dara de ñu may ko loxo waaw déjà ku defar prod bi nice na trop. déjà prod bi moo lay. dama ko dëgg. ku defar bit bi. mais bit bi nice na trop. waaw gars yi liggéey nañ ci waaw baax na quoi. et déjà nu mu approprié wu son bi dafa nice xam nga tu sens que il raconte une histoire quoi on sent la mélancolie ak affaire yooyu noonu. et surtout refrain bi moom moo gën a marqué quoi refrain bi dafa posé. lu mu ci tegoo nice quoi. esprit wala boog ñu bàyyi ko mu free liggéey yaa tàkka du am tar si leer te guddi am na borom léegi lay doog a sim ne siiw du sax jaami borom yaa li nga gis ak a wuteex li sam xol bi di wone yaa e bëccëg lay nëbbu guddi lay feeñ coono kese ñor bu succès di xeeñ ñii dañ lay bëgg ñee dañ lay bañ même boo leen deful dara ñu jàppal la en mais booy loolu du dara dinañ la indexé lu ne mais loolu du dara ñu la mag fuuf di la yëngalal boobara bara ñeena si say gaawu démb boo leen ni tontu ba tey am na loo si doon sàmm léebu loo naar bi di fay te wolof njaay nee na ma siiw masul nekk sa jàmm si man nga gàtt tànk mais léeg-léeg sa tur dafay dem fu sa jëmm dul yegg wax nañ ba sonn nga lànk mel ni galañ yi fi dëng sa ndënd lay tëgg sombre mélodie yi may am wéy te apparence li mu lay wan lay moom la wantam sa morom gër let mi free agama am wéy tàkka du am tar si leer te guddi am na borom xoolal léegi lay doog a sib ne siiw du sax jàmmi borom yaa yee tàkka du am tar si leer te guddi am na borom yaa léegi lay doog a sib ne siiw du sax jàmmi borom yaa li nga gis ak a wuteex li sam xol bi di wone yee yaa pour famille bi jot la sa léegi day jafe ignorer lépp kon bokku leen direct góor ñoo daan àndandoo naanandoo café mais succès dafa ñëw nga jaay ñu pré góor dara demul mais am na lum indi lépp lu xew-xew yi te kenn du ko dindi pauvre si kër gi nde tekk si biti mais bindatul meera mais ay chèque lay bindi ma comme talaatay ndeer succès si net bi presque lépp négatif ndeysaan le succès bu mel ni comme guerre et succès day defar mais succès day loore masuñu woon a bëgg a siiw dégg lu ne si doomu deru diiw ñi nëbbu ñu ngi bëgg a siiw te ñi fi siiw nag ñu ngi bëgg a nëbbatu yee tàkka du am tar si leer te guddi am na borom xoolal léegi lay doog a sib ne siiw du sax jàmmi borom yee tàkka du am tar si leer te guddi am na borom léegi lay doog a sib ne siiw du sax jàmmi borom yee li nga gis ak a wuteex li sam xol bi di wone yee explain man wala boog ñu dugg voir waaw. ay jë man loo gis waaw ok déjà dafa mel ni bokkuñu thème bu ñu abordé. loolu laa ko bëgg yow sa thème lan la succès succès bi. di succès pas pour wax par exemple tey succès nu mu la mën a changer tu vois ak ñeneen ñi tey peut-être succès lan la leen jaral quoi foofu laay waxee si thème bi. est-ce que maa ne ko loxo waaw déjà bon je tiens à kii wax ko ci lu mu solo quoi. trop am moo ko solo. taxawal ñu xool solo bi. solo bi waaw.
déjà bon son dafa profond quoi ci paroles yi gis na ni côté écriture sonn na ci la fait de bonne phase xam nga punchline yëpp do bon il a été moins émotionnel que ce beneen copain bi quoi mooy Ousse waaw moom genre dafa amoon aspect bu gën a fun maanaam profond ci biir son profond waaw ci texte quoi mais son moo ëpp couleur quoi moo gën a fun quoi que par rapport ak ça lu mu def waaw. ok parce que thème yi bokkul. thème yi bokkul voilà. c'est ça man je me demandais après ma déglu paroles yi laa commencé dégg affaire de succès mu ne loo gën di am succès da ngay laqatu xam nga. effectivement waaw. genre bon côté écriture nice quoi. voilà genre rien à dire quoi. ayca may leen loxo bu baax a baax. ay points la parce que tamit booy ñëw ci compétition lépp day joué. que ce soit xam nga solin bi yeeg expression bi yeeg son yeeg yooyu yëpp. nice na ñu dugg ak prestation bi surtout. ñu dugg publicité ñëwaat ayca. yeah microphone check. yeah oh maa ngi nii di tekk maa ngi taal rek show wala boog balaa may ñibbi dinaa yóbbaale show maa ngi nii di freestyle impro bëgg tey say bro check. lii dama ko gëj a def waate bul sonn nigga xàcc bi dina dal sa xef maa ngi nii di tekk mel ni bëyu tef maa ngi teg di hésiter li may teg di la exciter freestyle impro wala boog niggas wala boogis indi loo gis ay ca wax ma loo gis maa ngi nii booy biir vibe rajo waxal say aajo lépp tey dinaa ko faj xam nga santuma gaajoo noonu laa koy defee saa su nekk maa ngi nii di teg ayca jaajëf ayca dugal nga ñam ñu xool dox ko fu def technique Emma xam nga sa biir xam naa ayca bay dugal si microphone check soo yi saa yi dóobee maa ko doon teg maa ngi nii di teg mais nigga loo fi teg ma teg gis nga ni may tegee ma ngi tegee dama yéeme mel man la xoolal fi kenn du fi xuus xoolal yéen ñëpp da ngeen low xoolal maa ngi si kaw kii mooy DJ Fa man la DJ Faye xoolal nigga kuñ fi taal MC xoolal dam lay fay gis nga amul lay maa ngi nii di teg di dem xoolal maa ngi nii di si kaw bit bi di la gën di yéem li mooy freestyle impro gis nga ni may demee nii talaay rab ba nekk seen pro yow xoolal gis naa fi ay nit naga dama lëndëm cruise jarul nga may nit benn micro yow da ngay jaay dof nega gis naa ne nit te woo yeah fu de technique Aïcha mu des ñaari son ñu tëddee ko son ñu tudd impro collectif. Yeah. bi mooy last bi impro. freestyle impro nega tey ma raba nekk seen pro nega xanaa dangaa tiit jarul nga may tiit dam lay flip flap duut xoolal lu ma neex ma def nit si kaw bit bi nega si dañuy wàcce kaamil faruñ ijji gis nga maa ngi teg di teg dafa yomb si man booy damay rap dëgër këcc dafa yomb si yow nega maa la gën a doof fuuf maa la gën a doof fuuf maa la ëpp jàpp fuuf gën la choué gën la bandi xanaa gisoo ma maa ngi teg di teg yow filoo ma gis nga nii dafa yàgg yomb si man dam ko yàgg foowee nigga ba may nekk booy maa ngi teg yow da nga tooy xoolal show bi dafa tooy dam lay caw xiir ngay xir nigga dam lay jàpp xaaral ma changer tempo lekk sib si tempo gis nga ni may tegee nii dafa yomb man bro gis nga nim lay dam lay jàpp tux la mel ni ma bro yàgg excité loo xam nga rek sexy ki may uus dafa yàgg foowee lii dama yàgg foowee lii depuis ba may liir yow gis nga nii laa koy tegee ba bit bi du jeex du ma arrêt man dama yéeme man maa nampoon weenu njéeme gën a yomb fii mun nga laaj sax meeru njéeme avant yoon naa ko vocal mais xoolal dafa yéeme xoolal
maa ngi nii di teg daa ma changé tempo gis fi benn 16 1 2 3 4 mën naa la compter ba si 16 maa ngi nekk di teg gis fi boy bu tudd pass bi dam lay jàpp flip flap jox la pass bi yaa Zigbal bu juree cuune doom ji dellu RIP MC gaañu si teel fii loo fi gis mu jeex nañ takk samay bët ni gumba yi daanu si teen sul sama sikki sulaat suli bukki sulaat suli bor yi fay ma li nga ma amel bopp sa bopp rek pour muy leer lu dul li ma liggéey du dem sama bàmmeel ma deewee si kaw seen bi comme papa wemba ma xam ni ay dem mu ñëw wër sama sërkëy naa ay fulo yu lay excité loo ko normal sa sœur yi di tekki seen sërkëy banaa di bindeeti big si ñoom ay waga ngeen may dig si ñoom rus naa di def ay pic si ñoom ma ne Dakar du dem day dig si ñoom di nga dayu ma teg benn jéego di def seen papa def ci rap mu fay ma tay la est dina res sax sa dépense su papa day la juddoo si jàmm la yoonam du soori sa rap du tay lay fanam si guerre ñooy sa best ndeyam ba ngeen dee bu dul éego ñu teg ko ci anam yu leer buñ lay woo ci bif bi doone naam bu matee du bàyyi foog sa doole ngaam par force yox la bokk doole mbaam et foog yu foog nga toog sa pooju maam laa bëgg a indi disque d'or laa bëgg a indi yamal nga wàññi sa bii ñuy waay demal nga wàññi sa ji ñuy waay dans la jóge oji villageois si hood bi laa dëkk di révélo boy dajji ay paquet coach se lengo door yi may droit range di révélo boy yow yaa expliqué d'accord yow nga ni depuis 2012 nga commencé rap lan moo la tere percé. pour man percé si yàlla la quoi parce que ñun ñu ngi def lépp lu ñu war a def tu vois maa ngi si label ñu ngi def liggéey bu donc yenn affaire yi tam pour man succès pour man si yàlla Tu es de Kaolack. Est-ce que tu te donnes les moyens? Moyens genre bon en fait ñun dañuy dem avec les moyens de bord parce que man dafa am benn philosophie bu nekk si man tu vois. doo ma par exemple que ne nit daf la war a jàppale pour nga dem ku gis nag lu ngay def nice na nga ñëw pour jàpp si nice mais pour man ma dem envers ñoom pour wax gars yi jàpp si noonu ñu ngi suñu propre studio suñu propre structure di job quoi di job loo xamee ne maanaam xaraw leen ci kenn ko voilà c'est ça même loolu la quoi Aïcha may nañ ko loxo asalaamaaleykum kan moo posé question présentation bon nu présenté wu duñu xam kan la Fantôme Aïcha mat noo gis affaire yi waaw nice mais dafa mel ni yokk nga ci beneen kii épreuve mooy freestyle kii bi boo ko ci kon instant am nañ 4 épreuves. c'est le 3 épreuves la ak bonus quoi on va dire. ok donc benn rectification bu ndaw sànq ba léegi maa ngi ne team rap 221 c'est team rap Galsen 21. merci 21 waaw c'est important quoi ñu wax ko. déjà waaw ñaari épreuve yi mujj yi mooy mu nekkoon impro yi mooy bit bi nga proposé drill bi ak freestyle bi waaw léegi ci impro bi man j'ai senti que BMF waaw BMF moo doon improviser quoi donc il avait un peu plus de pression pour mu doon kii il se répétait beaucoup xam nga mooy Ousse il manquait un peu de confiance non BMF mi ok explique waaw sentir naa il était hésitant quoi genre ci début bi quoi deful prestation bu kii quoi boo xam ne waroon na ko mën a def mu gën a nice mais quand même il a essayé quoi on peut saluer ça Ousse nag il avait plus confiance quoi sentir naa loolu moom mu ngi noonu foofu tu vois comme li ma waxoon ak Duka mooy compétition bee passé voilà genre boo leen ñëwee final da ngeen di free quoi bu leen am pression xam nga foo leen comme ni ngeen di freestyle ci mbedd tout ça quoi public bi nii bu mu leen créer pression et tout quoi genre donc j'ai senti plus que Ousse moo gënoon nekk à l'aise ci épreuve boobu noonu
quant à freestyle bi nag waaw foofu moom j'ai senti ils étaient préparés quoi ba moom door nañ lu naaj ñoom ñaar ñëpp waaw j'ai apprécié punch bu mu def si njéeme bi affaire de vocal boobu côté kii bi BMF punchline bu ma ci kii mooy bu mu wax Dakar dem dikk waxaat ma boobu punch boobu naaj na Dakar dem dikk boobu am na solo voilà donc waaw l'essentiel a été dit donc joxe naa bind naa samay note à part noté man kay loolu mën a wax beneen épreuve des na épreuve kay man na waaw waa jaa ngi waaw organisateur bi boo mënee ñëw leeral man ma continuer di wax samay kii wala man moo waaw bismillah fantôme waaw fantôme kaa ñu gis la wala dee ma ko non waxal ak moom man de lu ma wax mooy man lu ma sëkk mooy donc esprit moo ëpp expérience lu ma gis naa ni tamit ki nga xamante ni mooy Ouz tamit bon moom am na motivation bu bëri am na énergie bu bëri tamit peut-être qu'il faut canaliser parce que dama gis ni dafa bëri répétition ci moom lu muy rap bu bëri ay répétition dama gis ni mais am na inspiration moom mooy Ouz moom day ajee affaire naa ni waaw am na waaw muy noonu esprit moom clairement moom da ngay gis ni moom moo ko waaw et puis esprit la ba pare moo ko ëpp expérience moom. ça se voit ça sans moom xam nga ci. parce que moom mu ngi naan 2018 nga commencé. merci. ayca bismillah. waaw léegi bon jot naa ay information VAR. monsieur inspiration. waaw nee na des na benn épreuve boo xam ne son drill la ñu def ku ci nekk. waaw. ana instrumental boobu. non son la quoi. ban drill est-ce que du yéeme. non ñoom ñaar ñëpp kii bu ñu def. dañ jël si ragal dem toog liggéeyuñ wax rek te duñu def tus talaa bee fees te léegi day toox zappé sa rapport comme ni ñuy def tus faj naa fi ay dof te yegguñu fan du mag booy yi xanaa déggoo may ten seen show yi te yegguñu fan ngal mbéj sa kaw suñ la jekkoom ñoom musique rap Galsen lañ bëgg a exporté te ku si dem ñëw ne la aaguma alxames nga ma digoon deema feeñul la sa guddi biñ xëyee nga ajjuma mandi loola si kat baari ba bët set bu wàccee zig bës bi laay da ngeen ni son ñam la are ñu fàtte coowal mbëkk mi normal ñu siis ma lim leen yéen a diisoon yaakamti ma daanu ba nga ni ñaw samay lyrics dafa xotteeku teret saxal la gon si gémmiñ dóor ma fël nday si yóor bi suñu paree nan sa deret am ñu lekk te ñoo daa sos xel yi waye ñu wante ñoo ngi en bonne santé négal tuuti ma dugg may la kos sa rappeur di almet ne ko damay sañse maa lay fàtte lii sa démb ni ndaxte rap Galsen moo bëri xanjukat su mi sa laafa yéen la nga ndi gourdin si bopp su ma paree si yow nga handicap booy dam la gën a dëmme gën a tiit ba xam gaynde dina yëg maatu jiit def ak man son mooy saraxe sa fiit fii la pay magnifique tant que maa ngi fii si siège laa nekkoon rab bi yeema niveau bi day gën a optimiste after guerre foog ma rey rappeur yëpp soog a dallu yamal dëju mooti mindeef du ko teewe diction bu gën a leer dellu père laay dinaa fi tekons alaxira di live disons sama ñëw si gem bi du sa njëkk laay dam leen daaxara billaay léegi us rek la dese anticipé nga sa dese sa ndi ba di gën a bese may yéeg léegi wax ma lan nga dese xol bu bon kese nga ne mën nga bëgg a jege muy yéen di doxee bekkee ba fee teg tànk fu ñu may jëlee te man maa leen ji fi amul xaalis ñëppay ñam banque aller retour sa kaw gel Dakar dem di man dama jaxasoo man. ban léegi baax na. non man dama xamul lii si ban barème laa ko nar a boole quoi parce que. mu ngi noonu de man de maa ngi parce que non esprit moo déjà dañoo def intro bi ba naan loolu nuyoo la quoi ñoo bokkoon bit. après ñu dem si thème yi ci def affaire de ku bëgg a tekki ci rap. kii moom succès la wax après moom succès la def. je me rappelle quoi moom musique la wax. après si nga leen may bitu drill bi nga mayoon sama copain Sakou Lika bi léegi. waaw yéen a bokk bit encore. Yeah. Freestyle impro. Team Rap Galsen 21, what's up? Yo, lo rap, my nigga. Gaska bye, I see you, bro. Yeah. Check. Yeah. maa ngi nii di impro ak Madmet vidéo. Est-ce que boy de vidéo? Yeah. maa ngi nii di teg di réer. li may teg ka booy xoolal dama xaw a dër maa ngi nii di teg si tapi non fii nii dañ ko dër wala dañ ko karole maa ngi nii di teg booy ni ma koy aarale wala boog freestyle impro maa ngi nii di teg sama ginnaaw am trophée check parce que j'ai trop fait nañ ma ko jox ma ñibbi KL City maa ngi nii di teg booy dama ndoxum city wala boog ni li may def nii dafa yomb boo ma toppee nega xam nga dama lay romb maa ngi nii di teg booy bi ñor na xomb noonu lay def sax di changer ay rime
wala boo gis indi loo gis wax ma loo gis maa ngi nii booy biir Vibe rajo wala boog indi loo gis xam nga dinaa faj sa aajo nii laa koy defee parce que dafa yomb si man maa ngi nii di teg booy xamoo li nekk ci man freestyle impro raba bit bi jeex lii nii dafa neex booy di naka lekk wala boog niggas changer rime dem feneen fa la fës fu ne maa ngi nii di teg booy es mu ngi fu ne wala boog niggas xam nga duma cuune nii laa koy defee ngeen di kontaan maa ngi nii di teg booy da ngay reetaan freestyle impro ma lay coxataan esprit nu ko neex lay rabe maa ngi nii di teg booy dooma dabe wala boog niggas dabe jàpp bu ne may génn fu ne ngay foog ne lii ni sax dama ko bind maa ngi nii di impro xoolal li ma tiim wala boog niggas balaa maa julli tiim noonu laa koy defee micro bi daf ma sut maa ngi nii di teg boy ay ca jël ma shoot wala boog niggas bége ma meen sit nii laa koy defee boy es dafa sikk wala boog lii bi ma ko gëjee def yàgg na wala boog mais ba tey dafa mel ni àgg na ba tey fàtte wu ma maa ngi nii di teg boy xoolal jàppe wu ma loo ma jàppe dof wala lan maa ngi nii di teg xam nga es boy wala kan maa ngi nii di check xoolal boy li mën a kan maa ngi nii di bék noonu laa koy defee di impro di croiser maa ngi nii di teg boy esprit daf lay froissé li ma sol passé wu ma ko moo tax dafa froissé bàyyi kama free man léegi comprendre ñaari biit yi ku nekk da ci waroon tegu loolu lan ma expliqué wu la différence waaw effectivement parce que kenn ki dafa préparé wu kenn ki dafa benn boo xam te ni impro la benn improvisé kii dafa impro mooy premier beat bii soo dafa préparé non bii tamit préparé non bii dafa croisé kii moo préparé ñaari beat yi nii lañ man si fi may wax seen dernière performance ci kanam auditeur gars yi fu nekk ñu ngi lay dégg xam nga ba war a joxe sa meilleure performance donc déjà ils ont été à la hauteur waaw teg nañ ci affaire bu nice donc waaw l'essentiel a été dit ci étape bu nekk jot naa ci syndicat donc reste à xam nga waaw ñu joxe résultat yi xool. ku gagné am na trophée am na tamit ay bons yu ñu joxe kan mooy joxe bons yi ana copain kan mooy joxe bons yi ay ca soxna yi jege si leen. ngeen téye affaire comme ça ñu xool waaw suñu beneen kii bi nu mu tuddati yaa ngi fañ ci caméra yi waaw instant mënatoo laaxat donc déjà moom dafa am épreuve bu ko raw quoi mooy thème yi moom performance su soirée la déglu mais performance su soirée la déglu waaw nee naa ko dans l'ensemble de l'équipe mais il faut peut-être mu xaw ko déglu mu am ci après ça donc su fekkee mën nga ko may couplé wu soirée c'est pas moom dégluwul performance ok moom loolu la taal. waaw mais jàll na waaw jàll na waaw mën nga jël à partir de. waaw muy noonu. ay ci bismillah nañ jege si comme ça ñu mën a joxe affaire yi waaw temps bi du ñu xaar donc nañ ko xaar léegi yow mat doo gis kan nga gis ni deuxième la jël ñu décorer ko. non après ñu décorer premier bi. waaw dañ mel ni délibération bac rek. waaw candidat approché. candidat yi approché. approché leen taxaw leen sama gars yi wala kon ana ñu ànd ak Ouz ana ñu ànd ak Ouz ana ñu ànd ak Ouz ana ñu ànd ak esprit ayca mat Fouta technique mat ayca bismillah ñu def délibération bi waaw ayca ok donc dañoo war a délibérer gars yi bu ma recevoir barème bu ci nekk sur 10 quoi. ayca bismillah ñu déglu tamit de ton côté am na loo noté. ah ayca Vivi am na lu mu noté. ayca bu gaawee rek baax. voilà parce que le temps presse pas kon gars yi bismillah. donc première étape bi ah mu nekkoon nuyoo bi quoi. donc égalité foofu ah 7-7 laa leen may. égalité félicitations. deuxième partie bi moo nekkoon thème bi ah. Ouz moo defoon thème sur
c'était moom musique la. musique waaw pour war a bàyyi lépp pour rejeter musique bi. léegi BMF defoon son ci succès. léegi Ousse je l'ai donné 8 quoi. Voilà, donc et BMF je l'ai donné 7. Wow. Parce que tu m'as refrain bi moo def différence. Plus, félicitations. Ok, ñu dem ci partie impro mooy beat bi nga proposé noonu. Comme je l'ai dit, Ousse moo gënoon nekk à l'aise foofu tamit. Ci beat bi quoi. Parce que kii doon répété xam nga doon cherché wu, il n'était pas trop préparé. Donc benn point d'écart, Ousse je lui ai donné 7, BMF ma jox ko 6. Voilà, donc c'est serré en tout cas. Donc quatrième partie bi nag mooy freestyle bi affaire de Ndiémé ak affaire de Dakar Dem Dikk yooyu noonu loolu laa ci recensé woon. Donc Ousse il a 8 encore là-bas, BMF a 7. Voilà. Donc last partie bi nag j'ai pas noté quoi. Da nga bàyyi noonu quoi. Parce que dama jaxasoo. Mais yow dafa mel ni Ousse moom moo ëpp les points pour l'instant. waaw c'est sama je pense bien. Vivi yow loo gis. Un point de différence. jëla boobu. bii nii. waaw da ngay jege si noonu déedéet waaw. ayca bu gaawee rek bu baax ayca. Man nag vu que fekkewuma seen nuyoo thème bi partition kii laa fekkewuma bu donc je peux pas me permettre de donner une note. waaw mais li nga gis quoi. Voilà li ma gis moom il m'a séduit si li ma fekkee donc kay mënuma noter parce que voilà fekkewuma. yow daal yaa ngi ci esprit daal wala yaa ngi ci Ousse. Bon pour mënuma si wax côté boobu parce que fekkewuma prestation kii laa fekkee. Léegi donc man impro laa noté ak freestyle. Impro dama leen jox ñoom ñaar ñëpp 7 parce que lui premier bi mu def il était un peu perdu mais il s'est rattrapé si beneen bi mu mujjee def et lui il était à l'aise et tout ça peut-être que bon comme kii nu mu ko waxee il se répétait moom tamit il se répétait un peu et il manquait de souffle dama ko sentir surtout bi public bi yuuxoo on dirait que da nga perdre un peu les concentration donc j'ai donné à chacun 7. Maintenant freestyle aussi j'ai donné un 8 à Esprit et j'ai donné un 7 à l'autre parce que kii nii il était plus free selon moi ci freestyle bon 7 laa jox ak benn 8 ak benn 7. ok kon léegi boo defee total bi kan moo ëppale point. bu ma defee total bi kii moo ëppale point. Esprit. kon boog instant yii moom man ma war a départager entre Esprit et Ousse. Bon affaire yi nice na rafet na vraiment c'est deux jeunes à encourager gis naa ni moom Esprit moom jàmbaar la parce que ñoo na wane ne li nga xam te ne mooy expérience mais je trouve que Ousse moom dafa nekk xam te ne il faut ñu encourager ko man ma jox ndam li Ousse mu am 2 sur 1 ñu tàcc ko bu baax a baax. Il n'a pas de mérite dans ce sol, il faut toujours un gagnant. Tâche leen bu baax a baax guys. jox ko félicitations monsieur Ousse Aïcha